sant leen gërëm leen yéen mbokk yi safoo seen télévision ITV bismillah ci xibaar yi bokk na ci la gën a fës ca Ndar géej ca ñeenti ndongo yi jàngee ca université Gaston Berger dañu leen fa dàq ci fàttali nag fukki fan ci weerub avril dañoo jëloon ndoxu foos daal di ko sotti ca bureau recteur ba tey jilee seeni ñooñ doon dajeek wéy taskatu xibaar yi di sàkku njéggal ci ñooñee gannaaw ndogal bi nga xamante ne nag conseil de discipline daal dina ko jël. ñu wax ci leneen dem gékk dikk gi tàggat témbe bu baax jamono ji ci ndakaaru kenn mënta dem kenn mënta ñëw lu ko andi nag du lenn lu dul lu jëm ci waajtaayu tabaski gi njeexital gi nag mooy paas yu seer jëm ci taxi yi gëstu bés bi tey ca banlieue bu ndakaaru la ñuy yóbbu ca salon yi xool seen liggéey jamono ji ñoom ñooñee nag client yi wutal si nañ leen loolu baax loolu ci ñoom ndax seen gafaga mi ngi ci gën a duun looluy ponk yi bu jeexee daan ci toftal xibaari biti réew bu ngeen taxi lu ñu yaatal ko. asalaamaaleykum mbokk yi xibaar yi nag ni ñu ko junjee lañu koy dooree ca Ndar géej ñeenti ci ay ndongo lañu daal di dàq ca université ba gannaaw nag ba ñu jëlee ndoxu foos daal di koy sotti ca bureau recteur ba seeni ñooñ génn doon dajek way taskatu xibaar yi sàkku njéggal jëmale ci ñeenti ndongo yooyu nga xamante ne nee nañ ñoo nekkoon ci bopp loolee di fàttali mi ngi amoon fukki fan ci weerub avril bi ñu génn tey jile nag ki jiite coordination des étudiants yi nekkee foofee ca UGB mooy Pape Ibrahima Ndiaye àdduna ci micro Momar Alice Niang. Le mercredi 10 avril la coordination des étudiants de Saint-Louis posé benn acte boo xamante ne si aujourd'hui ñu bëri interprété nañ ko et j'en profite même ci occasion bi di encore une fois renouveler suñu excuse renouveler suñu regret à notre autorité monsieur le professeur Ousmane Thiar moom mi nga xamante ne tey jii mooy suñu collaborateur bi gën a wóor ba ñu jugee ci événement boobu noonu 10 avril le 11 avril suñu professeurs yi daje assemblée de l'université daje bind benn kayit xaatim ko ne acte bi da ñaaw na ñi nga xamante ne ñooy responsable yi def acte bi nañ leen traduire devant la commission de discipline loolu avant muy am ñu yóbbu ñu fi ñu wax phase d'instruction suñu UFR yi déglu ñu instruire ñi li tubaab naan instruire ñu à charge et à décharge ñu déglu ñu déterminer le degré d'implication de chaque membre ba ñu jugee foofu ñu jëlaat suñu dossier yóbbu ko devant la commission de discipline alors un lundi 29 juillet coordonnateur yëpp ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñooy responsable yi ñu dem toog devant toute l'assemblée devant la commission de discipline devant recteur bi syndicat yi ñu atte ñu ba ñu attee nag ñenn si ñun de ñu ne leen defoo leen dara par contre ñeneen ñi nag ñu ne leen yéen de jàpp nañu yéen a def ñuy suñu 4 camarades 4 coordonnateurs 4 membres yi nga xamante ne si aujourd'hui ñu doon liggéeyal communauté bi lañ décision sanction yooyu bu mu génnee ñun nga xamante ne si structure bu responsable ñun ñi nga xamante ne si ñooy structure boo xamante ne si ñoo jiite communauté bi ñu ne duñu wàcc si tali bi di baare tali bi duñ fi nekk di tere nit ñi dem jàngi lan nañuy def lépp li nga xamante ne si yoon may nañu ko dinañ ko. foofee ca Ndar géej la ñuy desandi di fàttali ne ba jamono yooyee nga xamante ne ndongo yi ña nga jël ndoxu foos ya di ko sotti ca bureau recteur loolee da doon dugg ci seen biirub nekk ñu toog ñaxtu ba sonn kenn walluwu leen moo war a woon loolu ci seen i kàddu fàttaliku waat mbir mi na mu fa tëree woon ànd ceeg Cheikh Assane Fall. fukki fan ci weeru avril bii ñu weesu. étudiants yi tilim gi nekk ci seen biir université metti leen loolu ndox yu xeeñ yi ak yu bon yi ñu bokk ak ñoom dëkk nekk loo xam ne metti na leen loolu tax ba ñu génn wane seen naqar waaye mouvement bi moom as tuut lañ ci def rek mu ëpp leen loxo. jubluwaay gi ñu amoon moo di fexe ba ñi nga xam ne ñooy jëriñu école bi maanaam ñi nga xam ne ñooy jiite campus bi xam naqar wi nga xam ne moom la ñuy dund. looloo waraloon ñu bëggoon def benn acte symbolique boo xam ne dañ leen fekk fa ñu nekk ñu ngi ngir ñu yëg ko. waaye suñ jubluwaay nekkuloon benn yoon ngir dugg seen bureau wala ñu salfaañe ko ndax xam nga ne saa su nekk mbooloo moom bu amee dina am ñoo xam ne
seeni jëf day ëppal. l'autorité. ndox yu baaxul yooyu sax xam na léegi ci biir université Gaston Berger dañ fa bëri ñàkkul benn yoon ay njeexital yu mu am ci seen wér-gi-yaram. je vous dis. ci centre médical bi saa su nekk dañuy signaler ay biir yuy daw ak yu ni mel loolu day wane ne lekkin wi ak nekkin wi seetul te dañuy gis ay ndoxu foos saa su nekk si fi nga xam ne moo di restaurant bi ñuy nekk te mooy restaurant bi njëkk looloo waral nag ñun naqar woowu ñuy dund ñu bëggoon ñëpp yëg ko. censé se restaurer. recteur bu université bi moom ñaawlu bu baax mbir mi tey xam la ne ab solution taxawaloon nañ ko ca wet ga coordination bi ëmb lépp loo xam ne étudiant yu nekk ca Sànnaar ñoom ñoo ngi gën di ñaawlu. tey joxoñ baaraamu tuuma nguur gi. souvent aussi il y a des questions transversales qui dépendent. mbir mi ci boppam dafa weesu rectorat kase nekk na loo xamante ni dafa dem ba ci kaw te boobu les dossiers teg nañ ko ci loxo ONAS ñoom ñoo war a liggéey mbir mi arbitrage képp moo ci des ngir ñu matal boobu la liggéey. de petit arbitrage à faire. on a eu à rencontrer le directeur général de l'ONAS. waa l'ONAS woo nañ leen wax nañoo ak ñoom saa su nekk ngir ñu xool ne nañu joyantee waaye dafa am koppar yoo xam ne ñoom la leen nguur gi war na jox ñoom ba léegi joxaguñ leen ko woon moo tax ñoom tamit ñu xamal ñu ne liggéey bi ñu jublu woon mënuñu ko amal. l'ONAS ne peut pas commencer les travaux. altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet gi ñu génn communauté universitaire bi yépp mel na lu fàtte woon mbir moomee xewoon ci fukki fan ci weeru avril la waaye conseil de discipline bu université Gaston Berger moom mujj nañoo daje sentence bi wàcc na ñeenti étudiants yi nekk ca université bu Gaston Berger ñoom te nekk ay membre coordination bi dàq nañ leen ci université Gaston Berger bu Ndar Géej. Cheikh Hassana Fall dellusiwaat ci Ndakaaru wax ci dem géek dikk gi jamono ji nag dafa tëggateem bi bu baax kenn munta dem wala sax nga ñëw ak loo munti yàkkamti foofu rek nga def ay waxtu yu bëri ci yoon wi loolee nag njeexital yi mooy taximaan yi yokku nañ njëgi paas yi yenn ci client yi di ko ñaawlu donte sax ñàkk pexe waral li ni mel Sidi Ñaa Youssouf Konté. ci sele bi yoon bu Malick Sy ndaamaar yi daanaka dawatuñu ndax xataay dëkk bi. ci jamono yi nga xam ne dañoo dégmal tabaski embouteillage yi bari lool ci ndakaaru mu bari njàkkare ji muy jural dawalkat yi. jamono ji daal xat na dara doxu fi noo ngi nii gasoil bi yokku na kenn mënut a dem kenn mënut a dikk xamuñu fu ñu jëm dañuy daw di wër rek bu wàcc jotee na dem na si rax tëdd fi mu ne la coono bi ëpp fuuf sax. rentabilité amatul metti na wallaay metti na lu nu ko dox loo ko xalaatee rek passé na ko. wax dëgg yàlla foo daan def ak client 10 minutes 20 minutes. léegi booy boo calculer 2 heures de temps yoo xam ne da nga yeb client bi doo am foo jaar pour wàcce ko. naam li métti na ci ñoom dawalkat yi waaye ñenn ci ñu dajal nee nañ yokkuñu seen i paas. mënunoo yokk paas parce que client bi fii laa jëm nangam laa am kooku yokk mënatu fa am du xaar sax nga facturé ko kooku nun mënunoo yokk mënunoo wàññi. gasoil seer na dëkk bi gën na xat te client bi da naan fii laa jëm nangam laa am. waaye client yi gis na ni ki yokkute am na donte. gisuñu ci gàllankoor. metti na doy na waa chauffeur yi yokk nañ seen paas waaye yàlla baax ma d'accordul nee na 3500. ni ndaamaar yi di dawee ci tali bi du dawalkat yi rek a ko yëg askan wi tam naka noonu waaye xale bi góor bi di xamle li waral embouteillage yi. dafa am ay chauffeurs yoo xamante ils respectent pas les points de stationnement dañuy ñëw stationné comme lu leen neexee comme taximan yi da ngay gis benn taximan ñëw au lieu muy garer carrément dafay ñëw droité ci kaw tali bi bàyyi nit ki yéeg nga wax ko mu yëkkati loxo bi sànni loxo bi xam nga loolu ça pose problème. beneen bi ce sont les transports par exemple les particuliers da ngay gis benn particulier ñëw taxaw bëgg a jënd je ne sais pas boisson ou bien jus mu taxaw yeneen yi c'est des voitures oto yoo xamante ni dañuy garer fii nii parce que ça fait 3 ans 4 ans di garer kenn du xam seen propriétaire yow lañ doon dégager carrément génn leen aussi. mooy ñi jaay ci coin yi da ngay ñëw ci benn virage nga gis benn jaayukatu table teg fa table oto bi di ko laal te kenn sañul wax dara. moom bi muy xëy tey ci bërëb liggéeykaayam xolam jeex na lool. man bi may ñëw tey ji j'étais obligé di jël taxi mais dama tardé parce que embouteillage la xamul taxi xamul dara loolu la sinon taxi des fois dañuy jël ay voies yu gàtt yi parfois c'est une solution mais du solution pour ñëpp aussi. ba ci ñii di xaar oto yi ci arrêt de bus yi. ñu ngi yëg bu baax a baax embouteillage yi. maa ngi fi depuis 15 minutes waaw maa ngi fi di xaar d'habitude je prends 6 bi wala 121 bi mais des fois seen rotation day yéex mën nga def 45 ba 1 heure de temps di xaar. jamono ji ñu dégmal tabaski ndakaaru gën a xat ba muy jural ñu bëri
ay gàllankoor. ñu wax ci wàllum ñënd ak njaay méngale ko koom wuteli ca Médina ak wudee fa nekk ñoon seen liggéey mi ngi dox bu baax ci jamono ji ñi ca gën a fësle nag ñooy ñay defar mbaraki sit di ko jaay bu fekkente ne góor ñi la ñuy faral di gën a gis jigéen ñi desuñu benn yoon ginnaaw ci tabaski ren gi Matar Ngeer si di ñaaw. ginnaaw bi juróomi fan képp dese ci tabaski gi defarkatu marakis yi nekkee fii ci Médina ñoo ngi ci wàccaay li bu baax. bërëbu liggéeykaay bii nag kuddu yi sax ci biir marakis lañu koy denc wuude yi nag ñoo ngi leen fekk ñu pasteefu ci seen liggéey bu baax. dàll yi nag laata ñu ko mën a jëfandikoo faaw mu am fu mu jaar. mooy première bi nga jënd semelle jënd kii der dagg doo ko ñëw ci talon yi dem ci diw kol yi bari na état bi bari yi mu jaar daal. jamono jii nag ñi koy liggéey waxuñu dara donte njëg yi taxawul fenn. jaay bi nag moom ça dépend parce que mi nga aju ci client bi ni mu ñëw rek mën nga xëy jaay 300 paires mën nga xëy jaay 200 paires mën nga xëy jaay 50 paires 100 paires ah xaalis comme ça xaalis moom ça dépend rek parce que mën na nekk ay 400000 mën na nekk 500000 mën na nekk ba 300000 mën na nekk ba 200000 mën na nekk 250 ça dépend rek yemul fenn. bu ñu waxee marakis nag ñu bëri jàpp ni góor rek moo ko war a sol déedéet ci bërëb bii nag marakisu jigéen rek lay defar. àdduna noonu la ñëpp mën ñoo liggéey xam nga xëy na sax di nga ko rêvé pour man mais ku nekk na am demin boo xam ne ku nekk liggéey si li nga war a liggéey moo tax liggéey dox daal mais ñëpp bu ñu defandoo leen rek ñëpp dañuy defandoo talon tubaab rek ñëpp defandoo ko rek dara dox daal. marakisu jigéen moo ngi jar bu baax waaye waa bitim réew ñoo koy gën a jënd si. yan mën nga xëy dal si mën nga xëy tamit waaw yàlla xam doy na daal waaw vraiment naan tamit am na suñu client gambien yoo xam ne bu ñëwee moom day ñëw rek ramasser lépp vraiment wax dëgg yàlla ramasser marakis yëpp bu fekkoon 200 paires da ko ramasse bu fekkoon 300 paires da ko ramasse mais nag yenn saa yi mën nga xëy bañ a jaay dara waaw mais nag sant yàlla. ñiy defar marakis ci Médina ñàkk ñu lu leen metti ndax bu ñu sañoon nguur gi gunge leen ci ay jumtukaay yu xarala ngir gën a gaawal seenub liggéey. ca Wakaam seen dëkkuwaay da leen a ñor looloo tax nag commune ba tey daal di door benn projet bu bees li ko tax a jóg mooy dindi mbalit wala sax suuf ya nekkee ca gox ba bëgg it nag seen gox boobee daal di yàññ bu baax li ni mel nag jural xëy ay ndaw yu bari ya fa nekkee amagoo Robert Niang. ñu mën leen ràññee ak gilet yu orange yu ñuy sol bés bu jot ndaw yi mairie Wakaam yi lee di wàcc ci tali yi. seen liggéey jëm ci dindi suuf su daan faral di xatal yoon yile ba noppi soppi xar kanamu dëkk bile. vraiment dama ci kontaan daal parce que dëkk bi bu setee dama ci fier daal parce que dëkk bi bu setee ñun ñëpp la setal daal Wakaam yëpp la setal parce que ku ñëw danaan aya parce que am na ñoo xam ne dañuy romb ci tali bi gis na ñuy daan dóor waar dañuy kontaan daal vraiment dañuy kontaan. bi man da fu mu ne nii suuf si sinon bu nekk ci tali bi day xat moo tax ñun toujours rek fu xat rek nañ ko dindi. mu doon ab projet bu waa mairie Wakaam sumb ànd ci ak fonds d'entretien routier autonome FERA. tali bi bu yaatoo dana yombal dem beeg dikk bi bu yaatoo dana wàññi accident yi surtout bu yaatoo dana tax aussi nit ñi mën a am fu ñu dox di dox ci trottoir yi loolu yëpp nag dañ ko cumuler boole koog di veiller ci stationnement yi parce que am nañ service stationnement boo xam ne également nag. duñ bàyyi aussi ñii di liggéey ñii di yàq kuñ fekk nga stationné naka su du noonu dañ lay sabo jàpp la nga fay daggal la ay ticket ensuite waxtaan ak borom charrette yi ndax boo yoree charrette romb ñiy nettoyé ñu dindi suuf c'est que nettoyé nga romb sa fas am lu mu fa bàyyi nga romb sa xel dal nga jàll noonu rek te nga romb ñooñu mu wóolu nit ñi tey sax matériel bi ñu yor pour jël suuf la kon nan la ñuy def loolu nga la fa sa fas bàyyi donc waxtaan nañ ak ñoom ba commencé takkal fas yi ay saaku ba nga xam ne li ñuy def du wàcc ci kaw tali bi loolu lépp c'est une politique d'ensemble boo xam dañ ko gis pour fexe rek noo xam ni cadre de vie bi dina gën a yomb dina gën a ñoŋ pour population yi. ñu tàmbali ko ñeenti weer ci ginnaaw projet bi lee jël na itam lu toll ci juróom fukki ndaw fii ci Wakaam. dina soppi tali yi dina tax Wakaam set ba en plus dina tax nit ñi liggéey jot dootul am parce que presque plus de 50 personnes ñu ngi ci tali bi suba gu ñu xëyee ñu ngi liggéey te bëggaat nañ ñeneen ñu ngi constaté waat ñeneen pour ñu mën a ñëw liggéey waaw. mu dem sax bay def ba Wakaam mën a doon royukaay ci yeneen diwaanu Sénégal. mu ngoog am na benn waaju bu ñëwoon
mu ne Tëngéej la jógee mu ne yéen nekk Wakaam yéen la war a nekk Tëngéej parce que gis nga Wakaam lu mu sete canal yëpp dañuy dugg si canal bi ni nettoyé yëpp mu ne Wakaam si Tëngéej su meloon nii comme Wakaam bi la maire bi dina kontaan mais mënu ko am. projet bi le nag koppar yuñ ci dugal toll na ci juróom fukki millions lu toll itam ci juróom fukki nit di ci liggéey lépp ngir gën a yombal dem beeg dikk bi ci xàll yu nekk fii ci diwaanu Wakaam gën a itam soppi xar kanamu seen dëkk bile. ñu wax ci alam beeg coppite yi ñi nemmeeku ci ay bés mun nañ la ne sax bi ci gën a fës mooy yéexitaay taw bi ci réewum Sénégal ñu mun a jàpp ne nag benn taw lañu fi amagum mu wër réew mi yëpp boobu ba tey mbir mi nag dafa taxaw lan moo ko waral ñàkku tamit ay njeexital rawatina ci ñii di baykat yi. Babacar Touré reportage. bi nawet bi tàmbalee ba léegi lu féete ci sowu Sénégal daanaka tawagul fi lu bari si gilewet ginnaaw bi mu fi amelee benn taw booba ba léegi ndox mi kenn gisatul ko fi lile doon lu jaaxal askan wi. jaaxle moom foog mu am Dakar moom ñu toog ba waxtu wi tawul waxuma la Sénégal ñëpp a ngi jooy taw bon war nañ jaaxle moo lay wan ne taw bi manqué na bu baax a baax donc manqué na bu baax nag jaaxle war a mën a parce que taw lu muy ëmb ak lu muy faxas yëpp dafa gi parce que su taw bi manqué wàllu dund bi dinañ ko xoolaat dinañ xoolaat wàllu dund bi dinañ xoolaat tamit wàllu même ñu ngi wax tabaski wàllu nuñ koy waxee njur gi dinañ xoolaat tamit ñun wàllu feebar bi ñu war a mën dal parce que taw tamit dafa am lu muy dindi si wàllu jàngoro. si at mi weesu si jamono yi ñu toll li ñu jotoon a gis si taw moo ëpp lu fi am ren li la nag li ko waral sunu sukkandikoo si yenn borom xam-xam yi coppeeku yi am si jaww ji moo ko waral. soo xoolee loolu yëpp lu ko waral mooy changement climatique bi ñuy wax glace yi di seey au nord di gën a retardel kii bi climat bi par rapport à ça loolu tamit day waral di tax taw bi gën a manqué mais am leneen encore di koy gën a waral muy garab yi Sénégal soo xoolee léegi de plus en plus garab yaa ngi gën a wàññeeku forêt yaa ngi gën a wàññeeku forêt classée yi ñu ngi leen di gën a déforesté gars yi gën a gor garab yi te loolu yëpp dafay jouer si changement climatique bi dafay jouer tamit si wàllu taw bi. yéexu ñëwu taw bi doon na loo xam ne baaxul dara si koom-koomu réew mi lu si mel ni mbay mi nga xam ne lu ëpp si ñuy liggéey si réew mi ci la ñuy yëngu te it si koomu réew mi téeméer boo jël fukki ak juróom-benn yëpp si la ñuy jógee moom nar na cee sooxe. waaye ngir fàggandeku si yile musiba jot nañu taxawal ay pexe. solution bi mooy dañu war a jëmbat ay garab. waaye soo ko xoolee sax weekend bi passé rek ministre bi mu ngi ñaax nit ñi pour que ñu jëmbat garab parce que garab dafa am solo si wàllu taw dafa am solo si wàllu dundinu doomu aadama si wàllu ngelaw li ñuy noyyi si wàllu pollution bi garab dafa am solo rôle bu muy jouer important si wàllu taw mi. yéexaayu taw bi nag bu wéyandee réew mi yëpp dinañ ko yëg waaye ñi nga xam ne baykat yi lañ ñoom ñoo siy gën a sonn. ci mbirum mbay la ñuy desandi bii na yoon nag dañuy wax ci li ñu dippee mbayum dër ñoom nag ña nga nekkee ca technopole bu Ndakaaru ca Pikine seen liggéey mooy béy lu ci ëpp nekk ay légumes waaye légumes yooyu fi ñu koy jaayee moo ci réewum Sénégal day jugee ko Dakar dem ci banlieue ba wala sax ci yenn région yi fi nekk ñoom nag béykatu dër yooyu nag ñu ngi janoo ki gàllankoor bi ca gën a fës mooy ñàkkum ndox bi ñuy arrosé seen mbay waaye seen bërëb boobee ñu nekk nag dañ fa am ci tànge ndax boobu ba tey ñu ngi leen di xoqatal naan leen léegi tey ñu daal leen fii jëlee Omar Kane Augustin Manga. légumes yi ngeen di faral di lekk mën na am fii la jógee ay jigéen yu jaay légumes ñoo jógee fépp ñëw fii ngir jënd si ay légumes. femme yi ñëw pour jënd si par exemple bon fii lañ dëkk ñenn ñoo ñu ngi dëkk Dakar ñenn ñi ñu ngi dëkk ci banlieue bi donc ci région bi lañ dëkk quoi dañuy jógee fu nekk am na ñuy jógee fii sax ba Mbour ay Thiès ñëw fii di jënd salade. donc am na ñuy jóge sax ba Kaolack même Touba parce que bu xasee tàng bon comme zone bi climat bi fi nekk macha allah dafa baax ay côté régions yi nga xam ne li ñu mel ni Kaolack Mbour yooyu yëpp dafay tàng donc jigéen ñu bëri foofu la ñuy jóge aussi ñëw di jënd si fii ay salade quoi mais ñi ëpp si zone bi nag bon ay clients la yoo xam ne fii la ñuy jóge ak biir Dakar donc di jaayee Castor ñii di jaayee Tilène donc ñii di jaayee marché Gueule Tapée Grand Yoff mën nañ ne mooy ravitailler Dakar ci ay légumes salade. su fekkee ñiy bay ñoom amuñu benn jafe-jafe ci jaay seeni produits problème mu ndox mi nekk na lu leen sonal.
waaye mu mel ni saafara ngi waaj a am. teen yi nu am nga xam ne ci la ñu doon def irrigation di ci roose maraîchage bi teen yi dafay am tuuti xorom boobu nag du ñu arrangé ci maraîchage bi parce que dafay yeexal gàncax bi. président Macky Sall investir na 1 milliard et quelque yoo xamante ne dafa ut ay tuyaux yu mag indi ko ci rebooru tool yëpp utal ñu ay compteur léegi ndox moomu mu ngi jógee centre d'épuration bu Cambérène buñ ko filtré ba pare defar ko ba mu baax ñu indil ñu ko fii ñu mën ci continuer di liggéey maraîchage bi normalement tuyaux yi à l'heure actuelle fi may wax ak yow def nañ installation yooyu yëpp ba def essai léegi branchement yi rek moo ci des. ginnaaw ñàkkum ndox bi baykat yi di jànkonteel surtout technopole bi ci boppam moo nekk ci ay jafe-jafe ginnaaw arène nationale bi ñëw jël seen suuf ay camion ñoo ñëw di leen xatal. arène bi fu mu nekk tey tool yu baax moo ñoo fa nekkoon dëkk bi comme do ko robinet heure bii dégg nga doon boo fa ñëwee boo fa xoolee sax da ngay kontaan boo nekkul béykat sax da ngay gis salade bi nga gis kaani poborong bi nga gis jàkkote bi nga gis xamaate bi da ngay kontaan nga xam ne li béykat ñoo fa nekk xeex bu ne def nañu ko est-ce que ñooñu ëpp doole xam nga état neexul xeex léegi jël nañu tool yi. boo kéyee suba da ngay gis gasoil bi dafay tuur suuf bi mu ngi ñuul bu tawee tey dafay dugg si biir teen yi tool yi ak teen yi loolu bu yàggee dafay yàq gàncax bi dañ ñëw bi ñu baare bunt yi léegi boo jëndee fumier borom saret sax mënutul jaar fii léeg-léeg woto yi dañu baare kenn du jàll. suñu sukkandikoo ci jigéen yi jaay légumes jafe-jafe bi gën a sonal filière bi mooy conservation bi. boo jëndee sa bagage ak tàngaay bii bu fanaanee ay 2 jours rek wala sax du ko mat lépp commencé yàqu bu dee nawet bi mu seey salade bi moom kenn waxaalewul waxam naanaa bi yooyu yëpp ay seey parce que fii moom amuñu fu ñu foo xam ne frigo yoo xam ne dañ ñu koo defal pour ñu siy conserver sunuy bagage ni mu ñàkkee ci marché yi noonu la ñàkkee ci tool yi ndax man baykat laa des fois salade bi day lamb des fois betterave bay lamb wala tomate ji concombre bi mais doo am fenn foo ko conserver danga koy basaree li ci des rek ñu dem tuuri kay jaay tamit bu jaayee la mu man li ci des rek mu yuru ko dem jox ñam xar ya mbaa mu tuur waaw loolu moo tax ñuy importer léegi nag dëkk yi nga xam ne ñoo am nañu fulla am fayda ah daal di wut bu heure bi ñu yónnee ñu seeni bagage seeral ko ba mu seer te danga ko jënd par la force parce que doo am leneen pourquoi pas nag dëkk yooyu loolu ñuy def noonu di mën a conserver seeni bagage ba di ko génne di ko importer pour lan ñun mënuñu ko am fii. problème boobu jur ay perte yu bari te itam di encourager importation yi naam li ñuy produire moo ëpp li ñuy soxla ci kàddu jëwriñ bi yor wàllum légume secteur privé bi moo war a dugal loxoom ci mbay mi. te dina tax ba yàqu dootul am ndax ñoom privé yi ba dañuy investir ci ay chambre froide mooy bërëb yi ñuy denc soble ak di fa denc pomme de terre investir ci usines yuy def puudaru soble xam nga denc puudaru soble moo gën a neex denc doomu soble ndax kon day nëb kon ñoom secteur privé it ci loolu lañ leen woo ndax ñu ngi fay jéggaani téeméeri junni ak fanweer ak juróom-ñeent loolu la ministre bi wax daaw te loolu exactement mooy li ñu ëppale ci suñuy soxla mu ngi nekk ñetti téeméeri junni tonnes ñu ngi produire ñeenti téeméeri junni tonnes ak fanweer ak juróom-ñett. ay industriels sénégalais ak étrangers yu bari ñoo teg bët site bu technopole bi bëgg faa amal seeni usine wala ay station de service mu nekk loo xam ni maraîchers yi duñ ko nangu benn yoon. site bu technopole nekk ab poumon vert nekk itam magasin boo xam ni mooy ravitailler Dakar ci légumes. Omar Kane ca Gambie nag ay billet yu bees lañu tàmbalee jëfandikoo muy koppar yi ñu dippee dalasi bu njëkkaan nag nataalu kii di Yaya Jammeh moo fa nekkoon njiitu réew moo nekkoon ci yooyu la dalasi Adama Barrow dindi na ko ba mu set wecc koppar yooyu tàmbali nañ koo jëfandikoo depuis démb Amadou Bari. di dalal ci palais présidentiel le gouverneur banque centrale bu Gambie Bakary Jammeh daal di fësal billet yu bees yi buñ sukkandikoo ci moom génne billet yu bees ci banque commerciale lañ koy jaarale ñu profito ci jamono waajutaay tabaski bi nga xam ne nit ñi dañu soxla xaalis bu baax a baax lañ ko génnee waaye terewul billet yu màgget yi dañuy woyandi di ko jëfandikoo waaye ci jamono ji nga xam ne nag réew Afrique soo jant ñoo ngi waxtaane projet xaalis bu ñu nar a bokk di ECO xamaguñu lu Gambie fas
yéene def waaye économiste yi di xamle ne Gambie amagul benn intérêt bokku ci xaalis boobee la Gambie mën a gañe ci génne billet yu bees ñu seen xel màcc ci wàllum koom di wax ne symbole kese la ngir tourner jamono njiitu réew mi fi woon ñu fàttali ne depuis février 2015 billet dalasi yi dooreeku juróom ba ñaari fukk dërëm yépp kanam Yaya Jammeh lañ ci defoon directeur banque centrale di àddune génne nañ ko ak lépp li nga xam ne bokkul ak aada réew mi ci xaalis yu bees yi ñu gis ci ay nataal gàncax gi aada ak cosaan réew mi waaye ñu bokk ci société civile bi di ŋàññi lu leen ci boolewul ci tànn nataal yu war a nekk ci xaalis bi. bi ci réew dañu koy dooree ci RD Congo tàmbali nañ waxtaan gi ngi daal di samp gouvernement bu yees ca réew ma ci Afghanistan fukk ak ñeenti doomi aadama ñoo fa ñàkk seen bakken waaye téeméer ak ñeenti fukk ak juróom ñoo ci amee gaañu gaañu yu métti gannaaw ab ndell ba fa tàkk dañu ànd ak Cheikh Sall. sa république démocratique bu Congo ay waxtaan sumb nañ ko ngir taxawal gouvernement bu yees bi loolee waxtaan nag ñu door ko ci àllarba ji nga xam ne mooy juróom-ñaari fan ci weeru août premier ministre bu yees ba di jëruñ ju njëkk ja nga xam ne moom lañ fa tabb jamono ji di Sylvestre Lunga moom moo dalal ñi nga xam ne ay délégation la jóge ci CAS ak ñi nga xam ne ñooy parti bi di FCC loolu de ay négociation yoo xam ne door nañu ko waaye dinañ ko gën a yaatal ci bis yi nga xam ne moom la ñu jëm ngir xool naka la ñu mën a sampe nag foofu sa réew ma ab gouvernement boo xam ne ku nekk na ci gis sa bopp ndaxte moo doonoon li nga xam ne moom la ñu mas a mbëbët ginnaaw bi nga xamante ni bi jóge nañ ci ay élection ak ay xat-xat. Afghanistan jiyee ju mag a mag moo fa am ci fajaruk àllarba ji lu toll ci fukk ak ñeenti doomi aadama ñàkk fa seen bakkan ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom yoo xamante ni bii am nañ fa ay gaañu gaañu yu metti ci ndell goo xam ne moo tàkk ci benn oto boo xam ne dañ ko saa defoon du yoon ko ba mu fees mu daal di éclaté sa kanamu commissariat bi nga xamante ni bii moo nekk ci dëkk ba ci fajaruk àllarba ji ñaari nit ci fukk ak ñeent yi faatu ay civil lañu juróom-ñeent fukk ak ñeent yi ci ñi nga xam ne ñoo blessé ñoom it ay civil lañu nekk loo xamante ni bii doy na waar lool ci dëkk. yegsi nañu ci gëstu bés bi ñu yóbbu ca banlieue bu Ndakaaru xooli ji salon de coiffure yi naka la ñuy waajalee lu jëm ci tabaski gi soxna yeek gone yi desuñu ginnaaw ndax taaral seen bopp da leen yitte lool waaye it salon yi ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax ci jamono ji Ndeye Mariane Gueye ak Naar Diop ñoo fa demoon. tabaski baa ngi jege si bu baax waajtaay yi itam di gën a bari ci wàllu jigéen ñi. defaru ba jekk rekk mooy seen yitte fii ci cité Fadia ci salon bi xewu jullit yi mi ngi ci kaw bopp yépp tresse ñaw greffage ak perruque jaarale ko ci kaw pédicure ak manucure duñu fàtte pose ongle ak cils lépp lañu fiy def ngir rekk bégal seeni client bu xew moom xale jigéen ñi biñ jëlantee bi tendance ak tàngaay bi coupe carré moom moo ci gën a génn coupe carré moom bëgg nañ ko torop ak petite tête tamit génn na ci gars yi moom ñi ngi ñëw di def pédicure manucure bi xef yi tamit ñi ngi ñëw di ko def parce que tendance la ak ongle yi tamit tendance la dafa parce que dafa xew fi moom ku fi ñëw moom loo am dangay defaru soxna si miin salon bi lool ñëw na defar ci boppam ndax nee na moom xalaatul toog di xaar ba mu xat muy doog a ñëw dama ñëwoon pour defaru pour tabaski bi parce que boo toogee ba yenn moment yi ngay soog a ñëw mooy loolu day xat ba pare ki lay defaral du am temps pour defaral la exactement lu kii nii souvent nit yi daal comme man nii damay bëgg teel a ñëw defar li may defar yépp nga xam ne après ay jëli ñaw mooy des jënd daal genre yu mel noonu. ñeneen ñi ñoom beneen doxalin lañu am ñëw def yu ndaw yi après dellu si waat àggale yu sew yi. waaw pédicure manicure laa ñëw def si damay préparer feetu tabaski bi mais comme salon yi day xat souvent ma ne naa teel a ñëw def si pédicure manicure su ko defee le temps que may dem marché ba jënd achat yi def lépp ba pare. après ma doog a ñëw pour defal sama bopp ak yooyu daal. sénégalais yi nar a feetu tabaski altine ci lu ëpp ci ñoom mu nekk occasion bu mag ngir jigéen ñi gën a yokkaat seeni taar.
jëf Mariam Gueye mbokki xibaaru marax yi fii lay daal di booree des leen di teewlu suñu programme laata yeneen xibaar yi di ñëw 19h45 ak Mamadou Ibra Kane ñu bàyyi leen ak xibaar yu jëm ci wàllum jaww ji jaa ngeen jëf.